auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki groupe Al Haqqu Saabitun seen mbokk seen xarit seen taalibe Abdoulaye Cissé moo leen di nuyu bu baax kenn ku ne sa tur ak sa sant di jël suñu nuyoo rek di ko teg ci loxo jëwrin Serigne Mbacke Diop mu jotul ñu ko ci mboolem membre bu nekk ci biir groupe bi di nuyu bu baax tamit ki nga xam ne mooy Serigne Fallou Silla sëñ Amdi Moustapha Kamal Ka ak képp koo xam ne sa numéro mi ngi ci biir daayira bi xam naa comme ni ñu ko waxee woon rek mu am édition spéciale bu ñu war a amal tey war si ànd ak borom xam-xam di kàngam di kilifa xelam màcc ci wàllu yoon ñu koy wax droit muy docteur Ibrahima Malick Thioune docteur Ibrahima Malick Thioune nag ñu bari xam nañ ko ci xarañam ak it ci déggu droit am macha allah waaye tamit ak it ci taxawaayam ci question d'actualité yu bari yoo xam ne bu amee ci suñum réew média bi muy presse bi dinañuy faral di ko dalal di ko ci laaj xalaatam mu ci def ay jàngat yu am solo kon mu nekk docteur en droit nekk tamit analyste politique koo xam ne day càmbar ci lu jëm ci askan wi ni muy doxee ci wàllu politique ak ni mu tëddee ak it li ñuy wax wàllu gouvernance waaye tamit mu nekk koo xam ne xeltukat la ñu koy wax consultant muy faral tamit ñu koy solliciter ci yenn xew-xew yi ak yenn gëstu yi mu koy amal di ci bind ay rapport de recherche wala ay rapport d'étude kon kooku la ñuy dalal tey ñu war a ànd ak moom ci thème bu am solo thème boo xam ne mën nañu thème actualité la muy li ñuy wax immunité parlementaire wala boog immunité de manière générale war see ànd ak moom ñu càmbar ko kon nag mu nekk it loo xam ne xam na ko miin na ko te yàgg na koo def maanaam actualité am nit ñu bari di ci feddalikoo ci wàllu xalaat ndax kenn ku ne na nga ko déggee ak na nga ko xamee rek nga koy waxee su ko defee day am solo nag nga indi koo xam ne moom da cee gëstu ba teg bu ko defee li mu lay wax dina ko teg ci science bu wér teg ko ci xam-xam loolu moo tax tey ñu dalal ko ci groupe bi di Al Haqqu Saabitun docteur Thioune bu dee yaa ngi teew rek nga dugg nuyoo su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم سرمدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله mbokki Al Haqqu Saabit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di baalu àq di leen baalu àq di rafetlu dalal bi di dogal suñu bopp ngant nag ci ñaar benn bi mooy dañ maa woo ngir ma taxawee borom xam-xam waaye xam-xam bi matewu ko man gumba guy palamtu laa rek koo xamante ni damay jékki-jékki for raas jékki-jékki kon it ngeen dogal ma ngant ci bu li ngeen may laaj tontuuma ko te na ngeen ko yaakaare ndax it ngeen xam ne rek xam-xam bi moo ko matewul beneen bi ngeen dogal ma ngantu ci ni jataayu borom xam-xam la ndax wax ba wax jeex wax ak ay borom xam-xam moo gën a metti ndax borom xam-xam dafa xam ba pare waaw ku xam ba pare nag nga war a waxtaan ak moom ci xam-xam ñaare wax lu leen doy wala lu leen iqnaa lu jafe lay doon waaye nag terewul ñu jéem ndax jéem tële aayu ñàkk jéem moo aay kon it dinañ jéem kéem suñu kàttan li ngeen ñuy laaj ñu xool nees ci indee ay tontu jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kay docteur di ngi lay dalalaat bu baax ci groupe Al Haqqu Saabit xam naa laaj bu njëkk bi mooy docteur liñ bëggoon nga defal ñu ci leeral mooy lan mooy immunité parlementaire ginnaaw laaj boobu it bëggoon nañ xam lan mooy immunité de manière générale. salaamaaleykum wa rahmatullah Abdallah waaw kon ñu njëkkee xam naa ci immunité immunité bu ñuy jàmbaat bi dañu naan dafay loo xamante ne la munoo responsable
pénalement c'est-à-dire loo xam ne boo ko amee mënee su la topp moom mbaraanu kiiraay la bu ñuy muur nit ngir lim doon. Immunité nag jamono ji immunité parlementaire moo xew waaye am na ay immunité yu bari. am na immunité diplomatique am na immunité familiale am na immunité parlementaire am na tamit immunité de juridiction. Immunité parlementaire mooy immunité diplomatique mooy koo xamante ni buñ ko yónnee ci réew ngir mu liggéey fa masalan ambassadeur mënee su koo topp ci jëf yam fay jëf lu jëf ya garaaw immunité diplomatique am moo tax am na ay exception nag. Immunité familiale mooy dañoo bëgg a sàmm famille bu ñu naree sàmm famille dafa am yoo xam ne dañuy bañ kër ga tas moo tax ñu ko fay bañ masalan kenn mënut a yóbbu sa baay kaso loolu immunité familiale la. mënoo yóbbu sa doom kaso tëj ko ndax daf laa sàcc déedéet loolu mënoo su ko def loolu immunité familiale moo koy def. ay jëkkër ak jabar mënuñu yóbbante seen bopp ci yoon ci ay affaire bor. Mu am li ñuy wax immunité de juridiction mooy am ñoo xamante ni duñ leen àttee fi ñuy àttee ñëpp masalan militaires yi dañoo am immunité de juridiction kenn du leen àttee fi ñu àttee yëpp xale yi nga xam ne amaguñu fukki at ak ñett kenn du leen àttee fi ñuy àttee mag ñi président de la république kenn du ko àttee fi ñuy àttee ñëpp magistrat yi tamit kenn du leen àttee fi ñuy àttee ñëpp yooyu ay immunité la. Immunité parlementaire nag loolu la mooy mënee su laa topp mënee su laa tëj ci loo xamante ni yaa ngi koy wax ci sa kaw liggéey. bu fekkente ni da nga am immunité parlementaire ci sa kaw liggéey la ngay wax assemblée nationale ak lu wax ja garaaw mënuñu cee topp. léegi nag bu fekkente ni dafa am loo def loo xamante ni defee woo ko assemblée nationale ajuwul ci sa liggéey nga rey nit nga sàcc wala nga def leneen loolu dañ naan mënee su laa topp mënee su laa jàpp fii ak yëkkati wuñu sa immunité parlementaire. buñ yëkkati immunité parlementaire nag li tax ñu koy def dañ koy yëkkati ngir nga mën a dem wuy ji yoon ba ñu seetal sa der. yëkkati immunité parlementaire bi nag taxul nga bañ a nekk député da ngay continuer nekk député waaye mënees na laa topp comme ni ñuy toppee yeneen nit ñi. waaw kay jërëjëf docteur ci leeral bi nga def ci concept bu am solo boobu nga xam ne mooy concept central waxtaan bi tey muy immunité nga xamal ñu ne ñu nekkul rek parlementaire waaye am na yeneen fànn yoo xam ni ay nit dinañ ci nekk di ci liggéey ñu sàngaleen malaanum kiiraay. Docteur laaj bu bëggoon a laaj mooy nga indi ñu différence diggante immunité ak li ñuy wax privilège de juridiction ndax damay dégg bu dee député bi dañ naan dafa am immunité parlementaire bu dee diplomate bi dañ naan dafa am moom tamit immunité diplomatique mais damay dégg bu dee ministre bi parfois wala yeneen fànn yi ñu ne ñoom dañ am privilège de juridiction ndax député bi am na privilège de juridiction wala moom immunité rek la am ak it lan mooy différence entre immunité ak privilège de juridiction. Pour njëkkanteeg waxtu bi dañuy dugal ñetteelu laaj bi ginnaaw bu docteur tontoo ci ñaareel bi ñu bëggoon laaj docteur ne ko lan mooy procédure levée li nga xam ne mooy immunité dans un premier temps rawatina li nga xam ne mooy immunité parlementaire maanaam nit ki nga xam ne dafa nekk député ñu bëgg a dindi malaanum kirlaayam lan mooy procédure bi bu dee li nga xam ne crime la wala ak bu dee li nga xam ne délit la wala ñaar yëpp ñoo bokk même procédure wala bu dee procédure bi am na différence bëggoon nañ koo xam bu dee ki nga xam ne député la dañ ko accuser loo xam ne crime la wala ki nga xam ne député la bu dee dañ ko accuser loo xam ne délit la ndax délit aussi mën naa tax ñu yëkkati li nga xam ne mooy malaanum kirlaayam loolu it bëggoon nañ ci ay leeral. waaw pour njëkkanteeg waxtu bi rek ndax soo bëggee déglu tontu bi ba pare doo ko indi question xëy na laaj yi mën naa néew
kon docteur li nga xam ne bëggoon nañu koo laaj muy suñ ñetteelu laaj mooy dañ bëggoon xam ndax ci yan cas la ñuy lever immunité parlementaire ndax impérativement day nekk crime maanaam infraction boo xam ne c'est une infraction criminelle wala beneen infraction boo xam ne délit la par exemple mën nañ ci lever immunité parlementaire u ki nga xam ne mooy ab député wala mën nañ ci yëkkati malaanum kiiraay ki nga xam ne daal da koo am loolu it bëggoon nañ ci ay leeral ndax ci crime la rek wala ndax ci délit aussi mën nañ ci lever li nga xam ne mooy immunité. dañuy faral di dégg tamit ñu ne bu dee flagrant délit la ñu ne su boobaa soxlawul ñuy lever immunité parlementaire u député bi kon lan mooy flagrant délit souvent dañ koy tekkee loxo ci poche waaye ndax signification boobu rek la am maanaam jàpp nit loxo ci poche wala dafa am leneen loo xam ne nii mën nañ koo tekkee flagrant délit te nekkul rek impérativement nga jàpp nit ki loxo ci poche loolu it bëggoon nañ ci am ay leeral ñu xam exactement lan mooy flagrant délit. waaw immunité malaanu kiiraay la privilège droit la bu ñu jox nit ñi pour ñu bañ leen àttee fi ñuy àttee ñëpp ñu xool ay juridiction spéciale ay àtteekaay yenn ci àtteekaay ngir ñu àtte leen fa ngir ay postes yu ñu def nekk ni nga ko waxee ministre kenn du ko àttee tribunal bi ñuy àttee ñëpp ndax dafa am privilège de juridiction bu jotee bu xasee nekk ministre privilège boobu da koy topp bu ko nekkatul privilège day wàcc waaye bu fekkee liñ koy toppee ba mu koy def ministre la woon boobu tamit day am privilège de juridiction bu ngeen fàttalikoo ci affaire u Idriss Seck bi wax ji loolu la woon Idriss Seck biñ koy topp nekkatul ministre waaye lañ koy jiiñ ñu ngi ko koy jiiñ ministre la woon moo tax ñu haute cour de justice lañ ko atte ji woon ba mu am non-lieu partiel boobu ñuy wax noonu donc privilège de juridiction mooy nit ñi magistrat bi par exemple su defee dara dafa am fu ñu koy atte social loolu tamit da ngay xool li ne ci ginnaaw parce que dañuy bañ magistrat bi ak avocat bi bu ñu defee dara ñu leen di atte ñu bañ a ki leen di atte bu fekkee comme seen mbokk magistrat la ñu bañ a jubal mu mel ni ku leen faral donc il faut ñu atte ko foo xamante ni ñeneen ñoo koy atte ngir atte bi mën a jaar yoon ndax atte moom li ñu ci wut yëpp mooy loolu donc loolu mooy privilège de juridiction immunité parlementaire irresponsabilité mënee su laa topp immunité de juridiction mën nañ laa topp waaye dafa am fuñ lay toppee bokkul ñaari bokkul la immunité parlementaire wala immunité bu mu munti doon malaanu kiraay la buñ lay yiir boo xam ne tant que teggewuñ ko mënee su laa topp privilège de juridiction moom mën nañ laa topp waaye fañ lay attee mooy bu dul bokk ak fa ñuy attee ñëpp ñaari loolu moo ndax seen diggante waaye farewuñu député bi masalan am na immunité parlementaire waaye amul immunité de juridiction tey bu ñu teggee malaanu kiraay bi fi ñuy atte ñëpp dañu fi atte waaw foofu nan la ñuy yëkkatee immunité parlementaire u député bu ñuy yëkkati immunité parlementaire u député procureur moom xam nga mooy toppe moom la ñuy ñëw ku ñu tooñ nga dem ci moom nga ne tooñ nañ ma ne ku la tooñ nga ne ko diw sàngam mooma tooñ ñu xool ni kooku dafa am malaanu kiraay bu ko sàng moom bu fekkente ni jàpp na ne waras naa topp day dem ci kilifaam mooy ministre de l'intérieur procureur day bind bataaxal ministre de l'intérieur ne ko man de dama am lu may saytu nii waaye dama war a teggi malaanu kiiraayu ki ñu war a topp kooku ministre de la justice daal di saisir président assemblée nationale ne ko yow de sa mbooloo ma am na fa koo xam ne dañ koy topp te dañoo bëgg ñu teggi malaanum kiiraay ba président assemblée nationale bu ko defee mu woo commission des lois mettre en place une commission ad hoc commission ad hoc mooy commission bu saxul moo xam ne lii rek moo tax ñu tax koo def bu loolu jeexee rek liggéeyam jeex ñu woo leen am nuñ leen tànnee ñu leen yéen ñëw leen xoolal ñu ndax mënees naa yëkkati mbalaanu kiiraay boobu seen xalaat rek lañ leen laaj ñoom bu ñu laajee dossier bi li ci nekk yëpp xool ko ñu daal di wax président ne ko ñun de jàpp nañ ni war nañu yëkkati immunité am wala waruñu ko yëkkati bu ko defee commission boobu liggéeyam jeex na ñu dem plénière nag député yëpp toog ñu ne yéen de
am na kuñ fi sàkk woon ñuy teggi malaanu ci raayam bañ ko sàkkoo ba ko procureur sàkkoo ci ministre de la justice garde des Sceaux wax na ma ko man bi ma ko waxee wax naa ko ñi ko war a topp ñi ma bëggoon ñu xelal ma créé naa benn commission ad hoc bi wax na ni lii lañ war a def wala lee lañ war a def yéen nag voté leen bu ñooñu voté ne dañ koy yëkkati ñu yëkkati ko bu ñu voté ne duñ ko yëkkati ñu bañ ko yëkkati. léegi nag amul tàqalikoo diggante délit ak crime déedéet crime ak délit déedéet bu dee muy délit ak crime ñaari cas yëpp ay cas possibilité la d'ouverture d'une immunité parlementaire parce que kon li nekk foofu mooy en matière pénale rek la mën a am c'est-à-dire relever immunité parlementaire ou député c'est en matière pénale parce que l'immunité parlementaire est une irresponsabilité pénale c'est pas une irresponsabilité civile loolu tamit lu ñu war a xool la bu fekkente ni par exemple député daf la amel xaalis kooku da nga koy topp jarul immunité parlementaire ou pas civile la bu fekkee pénal la noonu lay demee. waaw crime ak délit la mooy li ma la waxoon sànq pénal c'est-à-dire gi nga pénal infraction pénale bu xasee ba taxaw rek mënoo topp député bi te yëkkati woo malade kianam muy délit de flagrance muy crime muy délit de flagrance muy crime contravention rarement lañ ciy yëkkati immunité parlementaire u nit ki flagrant délit mooy li ñuy tere boo xam ne pénalement répréhensible nga def ko ñu fekk la nga koy def wala nga def ko ba noppi c'est-à-dire loolu mooy flagrant délit mooy lu taxaw temb def nga ko ñun nag biñ lay jàpp dañ laa jàpp fekk nga koy def wala nga def ko ba noppi sàcc bi nga xam ne dañ ko jàpp mu dugg ci néeg ñu fekk ko muy sàcc ñu jàpp ko kooku flagrant délit def bu fekkee tamit dafa sàcc daw ñu jàpp ko wër jàpp ko loolu flagrant délit la kon mooy loo def loolu luñ la fekk ngay def wala nga def ko ba noppi ci même mouvement bi c'est-à-dire waxuñu nga def ko tey ñu jàpp la fi ak fukki fan déedéet mooy nga def ko ci continuité action boobu ñu jàpp la xam nga sàcc bi nga xamante ne dafa dugg sa kër sàcc génn daw boo ko jàppee bu génnee Dakar daw ba Thiès nga dàqe ji ko jàpp ko yaa ngi ko jàppee Thiès te bi nga koy jàpp Thiès fekk ko muy def dara sàcc na la ba noppi waaye flagrant délit la parce que c'est dans la continuité de l'action loolu mooy flagrant délit. macha allah jërëjëf docteur leeral bi am na solo lool ci procédure bi nga xam ne day jógee ci procureur dem ci juge d'instruction dellu ci waat ci procureur dem ci ministre dem assemblée ñu taxawal commission ad hoc foofu laay taxaw nag ci commission ad hoc boobu commission ad hoc moom nan lañ koy taxawalee maanaam ci yan critère lañ mën a basé wu pour taxawal commission ad hoc parce que indi na coow ci actualité bi nga xam ne mooy affaire Ousmane Sonko ndax dañ ne 11 membres la woon 2 membres yi démissionné mu des 9 ñu ne ndax 9 yooyu mën nañ statuer wala déet est-ce que commission ad hoc principe bu li ñuy wax quorum dafa am wala amu fa loolu it bëggoon nañ ci ay leeral. waaw laaj bi ñaar la laaj bi da nga ma ne lan mooy commission ad hoc laajaale ma ci biir laaj bi ndax commission ad hoc bi ni ñu ko taxawalee baax na ñaari laaj la kon benn bi dama lay wax yoon benn bi ma wax la sama xalaat bu ñu bi commission ad hoc ni ñu koy taxawalee wax naa la ko bis bu ñu saisiré ministre xaaral ma foofu waxuma ni juge d'instruction day intervenir de ci lever procédure immunité parlementaire bi ci procédure lever immunité parlementaire bi juge d'instruction bi du intervenir procureur mooy saisir ministre de la justice saisir président assemblée nationale léegi nag bu ñu saisiré président assemblée nationale dafa am ay commission permanente ak ay commission temporaire yoo commission yoo xam mën na ko teg par exemple commission des lois yi ngay dégg yooyu ay commission permanente la mais am na ay commission temporaire yi commission d'enquête parlementaire ci la bokk mooy li nga déggoon ñuy def affaire Mamour Diallo loolu dañ koy taxawal ngir benn mbir rek commission ad hoc la sax ak commission ad hoc yu mel nii pour lever immunité parlementaire dafa am noo xam ne noonu la règlement intérieur assemblée nationale organisé ni commission ad hoc noonu la war a taxawee commission bu mu munti doon kon
mooy li ngay wax fukki député ak benn ñoo ci war a nekk ñii dañu war a nekk ci majorité bi dañuy représentation yi ni ñuy tabbee nit ñi c'est en fonction ñi nekk ci assemblée nationale dañu bëgg ku nekk sensibilité yi nekk ci assemblée nationale bi yëpp mën a teew ci commission boobu moo tax mooy am ay député indépendants ay député non inscrits ak ay député groupe parlementaire yi dañ fay teew boo teewul yow ci commission ad hoc bi mën ngaa bind ñu teewal la mooy dal Aymerou Gningue waroon na bokk ci commission ad hoc bi mais moom mooy président groupe parlementaire pouvoir bi mais comme dafa feebaroon mu am ku mu yónni pour mu teewal ko loolu mën naa ne léegi liggéey commission ad hoc bi am na ay problème waaye droit dafa am procédure bu yànqee bu amee ay gàkk-gàkk dañuy xool gàkk-gàkk bi ndax gàkk-gàkk bu mag la bu mën a yàq procédure bi wala gàkk-gàkk bu ndaw la bu mën a far procédure bi boo xamante ni mën nañ koo far waaye gàkk-gàkk mën nañ koo far du yàq dara ci li ñuy def commission ad hoc bi niñ ko constitué baax na président assemblée nationale fi mu war a jaar pour taxawal ko foofu la jaar pour taxawal ko waaye liggéey bi man dafa am yu ma ci gis yoo xamante ni lii nag sama xalaat la man d'accord ma ci mooy commission ad hoc bi dañu ne dafa commission ad hoc bi du décider day proposer moom décider wul ni dafay lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko de loolu assemblée moo koy décider commission ad hoc day proposer danaan ñun gis nañ ni war nañ koo lever wala gis nañ ni war ñu ko lever assemblée nationale obligé wul topp li ko commission ad hoc bi wax commission ad hoc bi mun na wax dañ koy lever assemblée nationale ne lever wuñ ko kon assemblée nationale moo jël décision bi commission ad hoc dañ ko teg rek mu nekk commission pour xalaat xool dossier bi parce que du député yëpp ñoo mën a séddoo dossier bi dafa am organisation les commission ad hoc bi commission yëpp yi nga xamante ni commission d'enquête parlementaire commission temporaire yi nga xam ne day am assemblée nationale dañu ne nit ki dañ ko war a déglu moom wala ki mu yónni waaye Ousmane Sonko déglu wuñ ko te yónniwul kenn ñàkk teew yeneen ñaari nit ñooñu nga xamante ni député indépendant yooyu génn ne ñoom teewuñu loolu jàpp ma ne gàkk-gàkk bu mën a yàq liggéeyu commission ad hoc bi la ndax décision bi au in fine assemblée nationale moo ko jël mais li Ousmane Sonko bañ a teew ñu déglu ko man jàpp naa ne charte la ci liggéeyu commission ad hoc bi julli dafa am ay charte yoo xam ne bu charte yi teewul du ñu xool ndax julli gi baax na wala baaxul man waaw kon pour man julli dafa am ay charte yoo xamante ni bu teewul du ñu xool ndax julli gi baax na wala baaxul kon man jàpp naa ne le fait que Ousmane Sonko teewaluñ ko fa commission ad hoc bi mënuta taxaw rek ci ay këyit ak këyit yi lu mu leer ak wax ji lu mu leer ndeyu mbili ji ku ne tungu ne du teew ñuy nataal ndeyu mbili ji mi ngi toog bon c'est vrai que résisté na opposé na ne du dem loolu tamit day tax faute de la victime loolu dañ koy wax c'est-à-dire bu ñu la nee tamit kay seetal sa der yow nga ne ñëwoo mun nañ atte sa ginnaaw tribunal par exemple boo fa demee bu ñu la convoqué ñëw dañuy atte sa ginnaaw mun nañu wax jugement par opposition mais fii procédure bi leerul moo tax en réalité sunu assemblée nationale bi règlement bi dafa des lu bari ndax dafa am point yoo xam ne dugg ci te bu ñu taxawee ci cas yu mel ni dañuy gis day indi ay jiixi jaaxa xamuñu tey bu commission ad hoc bi bu toogul bu baax xamuñu ndax décision yi fa émané décision c'est un gros mot parce que commission bi décidé xamuñu ndax proposition yi def ay propositions yu valable la loolu mooy problème bi kon commission bi niñ ko war a convoqué nañ ko am na ay rëq-rëq yu am ci liggéeyam waaye man jàpp ma ne ay rëq-rëq la yoo xam ne dañuy gàkkal li ñu def kon man jàpp naa ni procédure levée immunité parlementaire bi fi mu waroon jaar la jaar ni mu waroon demee la demee. macha allah jërëjëf docteur leeral bi am na solo comme ni nga ko waxee bi ngay daaneel rek procédure bi fi mu waroon jaar la jaar levée bi ni mu waroon demee la demee waaye li nga gis ni daal moo ci dut yoon mooy ci commission ad hoc bi ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dégluwuñ ko ki nga xam ne moo nekkoon avocat am aussi dégluwuñ ko muy madame Aïda Mbodj mais bu fekkee ñoom ñoo récuser commission ad hoc bi wala dañ ne woon dañ leen jox dossier bi au complet ñu am ko te amuñu dossier bi au complet moo tax ñu ne duñ dem wuy ji ci commission ad hoc boobu est-ce que responsabilité bi ñoom nekkul à leur niveau
ak ndax loolu tey mën naa tax bu plénière bi demee ba yëkkati lever immunité parlementaire li nga xam ne mooy député Ousmane Sonko moom mu taxaw ne d'accordul ci procédure bi parce que dañ ko vicier la procédure est viciée ndax mën na basé wu foofu tey ba ni dëgg la plénière bi lever nañ immunité am waaye du tee moom nanguwul procédure bi niñ ko jaaralee ndax dégluwuñ avocat am kon dafa jàpp ne la procédure est viciée moo tax mu ne tey même bu ñu lever immunité parlementaire am tamit moom du dem wuy ji fi nga xam ne mooy section de recherche maanaam gendarme yi ko war a déglu wala juge d'instruction bi bu ko wooyee pour déglu ko mu ne moom du dem parce que fi ñu war a jaarale ba yëkkati malaanum kirlaayam maanaam jaaruñu fa lépp ndax loolu moom am na ci droit wala ndax bu ñu xasee ba lever immunité parlementaire am rek mu neex ko mu naqari nag tey bu ñu ko convoqué daa war a dem wuy ji. waaw xam nga tamit il faut dire que Aïda Mbodj représenté wul lettre de représentation bi nga xamante ni Ousmane Sonko waroon na ko bind pour Aïda Mbodj représenté wu ko lettre boobu amul donc désignation officielle Aïda Mbodj comme war fa teewal Ousmane Sonko loolu moom amul. beneen bi moom woo nañ ko nag buñ la woowee dañ lay woowuñu ko pour jàpp ko dañ ko woo pour déglu ko pour mu joxe ay xalaatam bu bañee nag du tere nit ñi def seen liggéey c'est-à-dire bu bare bañee du tere nit ñi def seen liggéey war la waaye war la boo xamante ni bu dee dafa yàqoo ci kii nga xamante ni woo nañ ko parce que ñoom tamit mënuñu ko ŋawtee li ñu mën mooy woo ko ne ko bind ko lettre ne ko kaay wuyu ñu dégg si la jot na lettre bi nee na wuyu jiwul kon nag loolu kenn mënu ci dara te du tere nit ñi def seen liggéey bu du fekkoon ku ñu woo rek nga ne du ma ñëw kon mbir bi yàqu na kon kenn duñ jugé kenn kon duñu jugé kenn yoon du demee noonu man gëwuma ni la procédure est viciée man gëm naa ni la procédure de levée de l'immunité parlementaire est viciée li ma gëm ni moo vicié mooy procédure judiciaire bu procureur bi def xam naa dañ ci yegsi mais lii assemblée nationale def gisuma ci lenn loo xamante ni lu illégal la ba war a tax Ousmane Sonko du wuyu ndax lépp liy sabab immunité ñu yëkkati immunité parlementaire li koy sabab am na mooy tuumaal nañ ko crime ki war a laaj ñu yëkkati immunité parlementaire am bi mooy procureur bi war a toppee dem na ci kilifaam di ministre de la justice kooku dem ci président assemblée nationale jaar ko fi mu ko war a jaar kon amul lenn loo xamante ni gàkk na ci fi may wax ak yow Ousmane Sonko amatul immunité parlementaire te comme amatul immunité parlementaire dañ koy jëli bu wuyuwul ñu jëli ko de force juge d'instruction bi mën na def li ñuy wax mandat d'amener ñu jëli ko indi ko toog ñu laaj ko li ñu koy laaj bu koy def détention provisoire moo xam bu koy bàyyi mu dellu comparaître libre moo xam loolu kii bi moo koy juge d'instruction moo ko décidé dafa am beneen implication bu ci am mooy bu fekkente ni yëgati nañ immunité parlementaire Ousmane Sonko opinion yi sax léegi mun nañ ko ci daan parce que bu nekk tant que mi ngi nekk député buy wax ay opinion kenn mun na ko ci daan mais léegi am na yenn wax yoo xam ne sax bu ko waxee mun nañ ko topp donc affaire bi il faut mu def attention tuuti ci affaire boobu. waaw ci li nga xamante ni nag man d'accorduma ci nga xam ne foofu nag d'accorduma ci mooy immunité parlementaire topp bi ñu topp Ousmane Sonko foofu laa amee problème bu mag a mag ak procureur xaw ma nag dañu yàkkamti wala dañu juum waaye man dañoo jamaa jàpp ni dañoo juum lu tax li tax mooy Ousmane Sonko dafa am malaanu kiiraayam yoon mooy constitution bu Sénégal ak règlement intérieur bu Sénégal bu assemblée nationale bu Sénégal nee nañ la ki nga xamante ni dafa am malaanu kiiraay mënee su koo topp fii yëkkatiwuñu malaanu kiiraay bi waaye topp nañ ko te yëkkatiwuñu malaanu kiiraay bi ndax kii topp mooy procureur de la République procureur de la République nan lay toppee pour mu topp dafa war a wax kuy àtte jébbal ko dossier bi wala mu wax kuy saytu juge d'instruction jébbal ko dossier bi ngeen mu saytu mais fii jébbal na dossier bi juge d'instruction te yëkkatee guñu mbalaanu kiraayu Ousmane Sonko li ñu def dañu def benn réquisitoire introductif d'instance këyit boobu lay bind pour wax juge d'instruction mu saytu su ko bindee procédure bi commencé na kon poursuite bi commencé na mu bind un réquisitoire contre X à personne non donnée loolu mën naa nekk ñun ñi dañuy wax mënta nekk X waaye loolu mën naa ne
dafa ne yow juge d'instruction seetal ma lii ak képp koo xam ne mën na laa gaar donc loolu mën naa ne léegi bu fekkente ne levé nañ immunité parlementaire u Ousmane Sonko procureur day jëlaat beneen bind bu ñuy wax réquisitoire supplétif d'instance ngir yaatal li nga xamante ni moom le procureur war a saytu moom le juge d'instruction war a saytu loolu tamit lu ñu miin la ndax juge d'instruction mun nga ko sant muy saytu dara mu dem di saytu dara gis leneen loo xam ne lu gën a garaaw la que liñ ko santoon bu boobaa du am sañ-sañu saytu ci loolu te delluwul ci procureur wax ko di gis naa lii procureur wut beneen acte bu ñuy wax réquisitoire supplétif d'instance ngir def loolu kon waruñu woon topp Ousmane Sonko te yëkkatiwuñu immunité parlementaire léegi comme topp nañ Ousmane Sonko te yëkkatiwuñu immunité parlementaire am procédure bi ko topp procédure bu nul la ndax li procureur di def mooy dafa ubbi procédure bi poursuivre Ousmane Sonko te war a ko poursuivre ndax Ousmane Sonko mi ngi am mbalaanu kiraayam ba tey léegi mu def contre X pour lan pour bu ñu yëkkatee immunité parlementaire Ousmane Sonko mu def réquisitoire supplétif d'instance ngir yokk ko ci li mu santoon juge d'instruction ñu dugal ci Ousmane Sonko installé ko dans la procédure te du procédure bu bees procédure bi ñu sosoon la jamono ji nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi nekk député di am immunité parlementaire kon procédure boobu baaxul elle est nulle d'une nullité absolue lenn moo fi ne mooy ñu annuler procédure bi réitéré ko mooy sos procédure bu bees bu boobaa lépp dina jaar yoon waaye bu ñu ko continuer nii bu ñu eggee juridiction du jugement bu fekkee ci maanute lañ ko atte procédure bi du yegg. leneen li ñu war a leeral mooy procédure yi ñuy tudd suba ba léegi loolu dañ ko teg ngir aar àqu nit ñi ni muy demee mooy ndax bu ñu ko leeralul dina am ñu bopp yu mu lënt bu fekkente ni dañ la tegu tuuma ki la ko teg dafa day dem ci procureur wala mu dem police wala mu dem gendarmerie waaye ñooñu dans ce cadre là procureur la ñuy liggéeyal ñu bind plainte bu ñu bindee plainte procureur bi bu ñu ko dee ci moom lañ ko yóbbu day wax gendarmerie wala officier police judiciaire ñu saytul ko bu ñu ko saytulee ba dellusi mu xool bu fekkente ne police la jaar ñooñu bu ñu saytoo par dañ koy jox procureur bu ko xoolee danaan lii jar naa topp wala jarul topp bu jarul topp mu def li ñuy wax classement sans suite mu ne lii daal nañ ko teg ndax jarul topp bu jaree topp mu ne léegi nag ñaari mbir moo am bu fekkee affaire criminelle la yoon par force dafa war a jaar ci juge d'instruction bu fekkee du affaire criminelle mun na bañ a jaar ci juge d'instruction jaar directement ci juge du jugement bi kon procureur day xool ba pare procureur mooy xool ndax dina topp wala topp bu toppee bu fekkee affaire criminelle la mu dem ci juge d'instruction bi pour mu wax ak juge d'instruction bi dafa am kayit bu mu war a bind mooy un réquisitoire mooy li muy toppee nit ki mu jox ko juge d'instruction bi nag tàmbalee saytu juge d'instruction bi bu saytoo day saytu ba gis ni lii de jar naa àtte war a jarul àtte bu fekkente ni jarul àtte mu bind benn kayit bu ñuy wax ordonnance de non-lieu dogal ni mbir mi yem na fii ndax jarta àtte bu fekkee ne jar naa àtte nag moom juge d'instruction dafay jël benn affaire bu ñuy wax ordonnance de renvoi mu renvoyer nit ki devant la juridiction du jugement bu fekkee en matière criminelle la il le renvoie devant la cour d'assises bu ñu demee cour d'assises juge bi àtte li juge d'instruction wax ak li procureur wax dara tënku ko ci day àtte en âme et conscience digganteem ak yàlla lay tax mu àtte mu xool bu fekkee waxtaan bi ñu waxtaan ci kanamam ak ku ne sa preuve yi nga indi gis na ni lii de mënees na cee tëj nit mu ndax yaa ko def ndax juge kii àtte ñaar lañ ko àtte la dañ koy àtte ndax kii liñ koy tuumaal moo ko def bu fekkee moo ko def ñaata lañ koy daan kon juge boobu day xool ndax kii liñ koy àtte liñ koy tuumaal moo ko def donc culpabilité bi lay njëkk a wax ba pare après mu pare wax ci peine bi boobaa nag bu fekkee bu fekkente ni dafa jàpp ni coupable liñ koy taaj def koy relaxé bu fekkente ni jàpp na ni dafa coupable bu boobaa daf koy tëj mun na ko tëj nag li yoon wax lay tëj ak bu fekkee am na ay circonstances kon loolu yëpp gis nga ni nit ki balaa ñu koy tëj fu bari la ñuy jaar pour tëj ko pour àqu nit ñi bañ a naax saay te terewul loolu bu fekkente ni àttekat bi àtte na ba pare
yow mën ngaa dem ci beneen àttekat te ko lii ni ma àttee doyu ma àttewaat ko kon it loolu am na léegi recours bi mun na am amul woon waaye léegi am na loolu lu jara leeral la ngir nit ñi xam parce que tamit dinaa ciy dégg ay wax yoo xamante ni wax yu juyoo la waaw jërëjëf docteur macha allah leeral bi am na solo docteur ñu bëri dañuy tiit aussi ci wàllu justice ndax dañ gis ni Sonko bi mu defee conférence de presse am dafa ne moom day récuser juge d'instruction bi ñu laaj loolu ndax yoon may na ko wala déet ak processus boobu maanaam procédure de récusation boobu nan lay demee bu dee mën naa am ndax benn accusé mën na toog mu ne man nanguuma diw juge nangam mu atte ma ak it loolu bu dee am lan mooy procédure bi. waaw waxtaan bi nag pour mu neex foog ñuy taxali parfois li nga xam ne politique la ak li nga xamante ni droit la ndax politique moom lu la neex wax Ousmane fi ñu toll tamit lu ko neex wax ndax it nag ku ñu bëgg a dee da ngay wéqu Ousmane mënul récuser juge d'instruction bi il peut pas mën na nag am ay procédure par extraordinaire bu demee ba yenn yi am procureur bi nga xam ne moo ko tabboon mën na ko récuser li nga mën a récuser ci droit mooy juge bi lay àtte kooku mën nga toog nga ne ndax nangam ak nangam ay raisons yu valable ne kii dañ ko récuser bu boobaa mun nañ ko récuser waaye juge d'instruction bi yow tànnoo ko procureur moo koy tànn nee naa la procureur mooy topp moom mooy mettre des poursuites nu ko neex lay xoole rek ni war naa def lii kon it Ousmane lu mënul loolu leneen bi tamit mooy man d'accord ma vraiment Ousmane Sonko li mu def jël juge boobu toog li muy wax ci moom naan non juge bu ñàkk fayda la boo xam ne dëgërul loolu it du cëram ndax bu yàlla dogaloon tey ba réew mi tàbbi ci ay loxoom am na yoo xam ne mi ngi koy def te bu boobaa réew mi du neex a yor beneen bi mooy Ousmane tamit da daan tiiñal ay nit bu ñu am ay commission d'enquête parlementaire ba yu bëri di ci am kon it jeu politique nangu na ñu tuumaal ko buñ ko tuumaalee tamit day dem fii setalee deram rek mu setal deram li nga xamante nag kenn du ko nangu Sénégal kenn du ko nangu mooy ñu dem àtte ko ci àtte boo xam ne teguwul fenn ngir tëj ko rek loolu moom kenn du ko nangu waaye nag ku waxal yàlla da ngay wax ni Ousmane yenn ci yoo xam ni ci conférence de presse bi mujj def xaw naa ëpp nag man ci sama gis-gis xaw naa ëpp démocratie du doxee noonu ndax it moom démocratie lay woote ak état de droit mooy mbir yi jub jaar yoon kon nag loolu bu ko gaaree moom it dina fexe ba mbir yi jub jaar yoon mbir yi jub jaar yoon nag mooy du ma wuy ji kenn du ma àtte loolu moom mbir yi du fa jubee du fa jaar yoon du fa leeree kon il faut xam naa ñu xool stratégie boobu. ak it li nga xamante nii ñu bari dañ koy tiit mooy dañuy wax ne juge yi parfois dañuy xaw a far gars yi daal wóolu wuñ justice su Sénégal lu bari ñu ne nag loolu peut-être buñ koy wax mën nañu wax procureur waaye juge d'instruction bi nga xam ne magistrat de siège la ñu ne amul benn relation hiérarchique ak li nga xam ne mooy ministère de la justice ñu ne kooku ndax yella na ñu tiit si moom wala déet parce que magistrat de siège souvent dañuy wax ni moom am na autonomie c'est-à-dire su bëggee libre il peut être libre loolu it bëggoon nañ nga defoon ci ay jàngat lu tax daal gars yi ñu xaw a ragal justice bi rawat na ñi nga xam ne ñooy magistrat yi diggante relation bi am entre magistrat de siège bi nga xam ne moom mooy juge d'instruction bi di déglu ak ki nga xam ne tamit mooy procureur nga xam ne moom dafa am relation hiérarchique ak li nga xam ne mooy ministère de la justice. leneen li ma ci mën a teg mooy man dafa am loo xam ne dama ko gëm kenn njool ba tiim yoon kenn gàttul ba yoon ronu la yoon dafa war a àtte nit ak lu mu bari ndomboy tànk nit yoon dafa war a déglu nit ak lu mu ñàkk fayda soxna si di Adji Sarr même bu doon kuy jaay boppam war naa am lu ko naqari mu dem ca fa ndax ne doonee benn mu wax nañ ko àtte Ousmane Sonko li muy am dara ji ci dëkk bi bu defee dara war na mën a dem ñu déglu ko xool ndax moo ko def wala def ko waaye ak lu ci munti doon waruñoo pamtee mbir yi dañ ko war a jaarale ci yoon te it dafa am loo xamante ni luy ay di njàmbat te tombe rek moo waral ay gaaf
tombe gi mooy dañu seetlu ni ñaare Macky Sall bu amee ci kujje gi koo xamante ni mën naa nekk président dayoo may na ko ñaare tribunal lay mujjee ñu àtte ko tëj ko gàddaay loo ko sax far Karim Wade àtte nañ ko tëj nañ ko gàddaay loo nañ ko ba tey mënatul teg tànkam ci réew mi Macky Khalifa Sall noonu loolu it waruñu ko seetaan ndax buñ ko defee suñu dëkkin ci boppam mooy yàq benn loolu lu am solo la. beneen bi mooy immunité parlementaire fii lu fi am problème la parce que Khalifa Sall nekk na fi député ñu tëj ko soog a yëkkati immunité parlementaire am ñu dem cour CEDEAO ne lii ngeen def du yoon kon it immunité parlementaire am na nuñ koy war a xoole Sénégal loolu mooy ay lii ñàmbat nag mooy réew pouvoir yi dañ ko tàqale ñii dañuy àtte ñii di doxal ñii di woote ay yoon kenn warul rax ci sa liggéeyu moroom te juge liggéeyam mooy àtte waaye du politique waaye am na ay décision yoo xam ne bu ko juge bi jëlee dafa mel ni kuy politique ndax bu ñaar di xëccoo réew nga tëj kenn ki yow da nga mel ni da ngay politique loolu day indi li ñuy wax gouvernement des juges lu doy waar la ci taarix mës na am ci histoire te loolu it lu jara moytu la day indi tamit li ñuy wax judiciarisation de la politique mënuñu di ko defee tribunal du bërëbu politique kaay waaye seet nañ ñaare ay affaire politique yu bari dañuy tàbbi tribunal te bu ñu tàbbee tribunal ñaare nguur gi mooy daan loolu it lu jara xoolaat la. waaw jërëjëf docteur macha allah leeral yi am na solo docteur kon ndax bu ma déggee say kàddu da ngay nangu rek ne ak lépp lu mënti xew rek war nañ mën a am confiance ci suñu justice boobu nga xam ni comme ni nga ko expliqué sànq moom lañ wax ne moom lañ utiliser pour tëj Karim Wade génnee ko exilé ko waaye tamit justice boobu moo tëj ki nga xam ne mooy Khalifa Sall toogaat ba mu neex leen ñu génnee ko gracier ko ndax justice boobu Ousmane Sonko en tant que leader politique ak position bi mu nekk tey ndax war naa mën a am confiance ci justice boobu ak noonu ñuy waxee ne de mën nañu récuser benn juge parce que dañ ne loolu yoon nangu na ko bëggoon nañ xam tamit bu fekkee yoon nangu na ko ku bëgg récuser benn juge fan ngay jaar lan mooy maanaam procédure bi loolu it bëggoon nañ ci ay leeral bu ko defee ñu wàccee kàddu yi foofu yeneen mbokk taalibe yi ku bëgg a indi sa laaj rek nga indi ko bu ko defee docteur tontu ci ñu ngi tubb baax di jégalu ci kàddu yi jërëjëf. waaw ragal gi moom li tax xam naa li wolof di wax ku ndubin rey sa maam moom boo gisee lu ñaaw lu ñuul da ngay daw ndax it ndubin rey da maami Khalifa Sall bu Ousmane Sonko gisee lu ñuul dafay daw waaye ak lu ci bënti ne justice bi baaxul moom loolu man du ma fekkee fu ñu koy waxee ndax dama ci am ay xarit xam ci ay jullit xaqat yoo xamante ni dara jarul leen yenn yi mbooloo moo gis nag imaam yeeg ñëpp am na ci yenn net yoo xamante ni ñooy gàkkal mbir mi waaye justice bu am solo ay nit ñu formé ñu jàng bu baax la léegi nag problème bi am mooy nit ñi boo waxee lii rek wax lee justice bi maanuwul mooy day jéng buy àtte lu koy tax a jéng li koy tax a jéng ñaare mooy alal duñ koy fay mooy ñu ger àttekat bi wala ñu jox ko ay ndigal yu jóge ci kaw mu xaw a ragal waaye nag am na leneen loo xamante ni waxuñu ko mooy pression bi am na yenn wax yi ndax lii Ousmane Sonko def dafa mel ni ku xaw a tëkku juge bi am na yenn wax yoo xam boo ko waxee ci juge bi mayatoo ko mu àtte ci sagoom ndax nit ki ngir mu àtte ci sagoom il faut xelam dal ci ni kenn du ko ger xelam dal ni kenn du ko digal li mu war a def xelam dal ci ni tamit mbedd mi duñ ko pression ndax tamit boo demee bay àtte war a tiit diw naan juge bi diw sàngam lu tudd fii la dëkk baayam dafa deewoon ñëw na fii xam nga tamit juge bi mën naa dem ngir rawle bakkanam parce que am na
yenn yoo xamante ni moom waruñu ko nangu kii atte daal nañ ko bàyyi mu atte bu attee am na ay voies de recours ñu def recours yi bu fekkente ni atte bi jaar na yoon dinañ ko doxal bu fekkee jaarul yoon ay Sénégal nit ñi dofuñu am na fi nag dëgg la am na ay atte yoo xam ne naka jekk boo ko gisee da nga naan problème am na masalan nañ jël ñaari cas yi nga xam ne am na muy Karim Wade ak Khalifa Sall yooyu ñaar yooyu mënoo wax ni atte bi baaxul déedéet mun nga wax nen ni Khalifa Sall de liñ ko doon tuumaal du moom rek moo ko def waaye moom rek defu ko taxul deful benn kon atte bi jaar na yoon beneen bi mooy Karim Wade dañ ne ñaar fukki nit ak juróom la ñu woowoon ne dañ leen di tëj waaw mais ñooñu moom lañ tëjuñu ñee taxul moom tëj biñ ko tëj jaarul yoon loolu tamit lu jar a xolaat la yooyu mooy problème mu Sénégal wax naa ko démb ci benn télé démb xam barki démb benn télé bu ñu ma invité woon dafa am ay attekat yu bëri yu fi ne attekat yu nekk ci WhatsApp bi attekat yu nekk ci Facebook bi attekat yu nekk ci grand place yi yooyu yëpp ay tribunaux la waaye nag benn atte rek mooy ñëw mooy ñi nga xam ne ñoo ko jàng di atte seen aqulaay taala te nit nag da ngay xool sa lépp da nga koy xiyaas ci sa bopp maa baax ñëpp a bon maa xam kenn xamul loolu waxi ku yeewoo di la ku xamul dara la juge yi am na man daanaka sama xarit yëpp ay juge la ñoo jàngandoo beneen bi mooy Ousmane Sonko Birame Souleye Diop ñoom man ak ñoom ñoo nekkoon noonu université bu ma waxee la yàlla rek Ousmane Sonko diine laa ko xamee man moom wax naa ko waxati ko mosuma koo bett bureau mbaa këram mbaa otom te fekk ma ko muy déglu alxuraan man mii jiite naa ko ba tay Birame Souleye Diop ab tijaan la boo xam ne foo ko fekk day wérd ba université ba léegi kon li ma mën a seere ci ñoom mooy ay nit ñu baax lañ waaye nag lu ñu baax am na ñaar yoo xam ne kenn mucc ci juum kenn mucc ci te juum la ñuy toppee juum kenn mucc ci bu fekkente ni ay malaaka sax ay jigéen am mën noonu lañ leen dara ba am lu ci xew alxuraan nettali ko kon it nit rek ak it noppam war nga am na yu la mën a gaar te nag yàlla waxul bu laal bul jege la wax kon boo jegee rek lu ne mën na faa xew waaye dara tamit mën na faa bañ a xew waaye ngir ñu xam kenn ku dul soxna si ak Ousmane Sonko nekk fa woon ginnaaw yàlla kon it fokk ñu dem layoo kii indi ay layam kii indi ay layam kay àtte xool lay ba gën a ñëw mu daal di koy dogal kon loolu mënta ñàkk waaye nag bu fekkente ni nen lay demee rek problème day am man gëwuma ni la justice sénégalaise n'est pas indépendante c'est une justice indépendante gëm naa ni am na ci yenn ñaaret yoo xam ne yànqal nañ ko yoo xamante ni ay la yoon li ñuy def moom mënee su cee ànd waaye nag taxul ñëpp bon doo boo duggee ca baar ba fekk fa benn jullit buy naan sàngara mënoo faa taxaw ne ñëpp a bon ndax Malick Mbaye bon le naanul sàngara Oustaz Khalifa naanul sàngara Amdi Moustapha naanul sàngara waaw boo fekkee tamit benn jullit boo fekkee Malick Mbaye bolle mu toog di jàngale alxuraan doo fa taxaw ni jullit yëpp a baax ndax am na ñu bëri ñoo xam ne jàngale ñu alxuraan joxewuñu seen i waxtu juróom xamuñu sax seen i farata kon àdduna moo ni tëddee doo jël lépp tuur ko. waaw procédure de récusation bi procédure boobu kii rek la au niveau du tribunal lay amee say avocat ñooy taxaw ne juge bi doy ñu indi seen i lay ne lii moo tax d'accorduñ ci ñu jox beneen juge mu xool bu fekkente ni loolu la ñu génnee ko généralement président tribunal boobu noonu la ñuy xool bu fekkente d'accord na ñu récuser ko par exemple bu fekkente ni dafa am ay mbokkoo bu dox ci diggante juge bi ak ki muy àttee yooyu du demee noonu juge bi mën na récuser boppam sax juge bi mën na récuser boppam wala ñu avocat yi demandé ñu récuser ko bu fekkee ne lay yi ñu indi ngir récuser ko dëgg la ñu récuser ko beneen bi mooy gis nga len tam dafa am benn loo xam day waroo ci waxi Ousmane munoo wax ni man de justice bi wóoluma ko te yow nga taxaw ne Mamour Diallo sàcc na 94 milliards jël lettre bind porte plainte yow wax procureur ni maa ngi lay déglu saa yoo ma wooyee kon kay wóolu nga justice bi ndax xam nga ne dina àtt dina am te lii tamit moom porte plainte croisée am na Ousmane Sonko porté na plainte soxna si pour
diffamation te bi mu porté plainte ci justice boobu la ko porté plainte munoo nag bu dee lii la nga ne justice bi kii na bu dee lee nga ne justice bi lim kon àdduna du doxee noonu benn rek moo ci am te nga xool tey inspecteur des impôts yi am na lu ñu leen di jiiñ ñoom ñu bari ñu leen koy jiiñ te Ousmane Sonko inspecteur des impôts te chaque jour mu ne moom loolu dara dalu ko ci te it dañ koy gëm man gëm bi ma koy gëm mooy li ma ko xam moo tax man xam naa ne Ousmane ci àdduna du laaj nit xaalis pour ay dossier man de li ma ko xamal man loolu lu ma xam la te bi ma koy xam ren mooy ñaar fukki at ak ñaar wala juróom bi ma ko xamee ba léegi mosuma koo gis ci ñàkk fayda yooyu ba ñu nekkee université affaire étudiant ibaadu yii nii la doon toppatoo moom moo doon sa daanaka seen njiit bi ñu fa génn tamit ci yooyu la nekk léegi nag nee na murit la gëm naa ko ndax mosuma koo dégg muy fen mosuma wax lu dul dëgg waaye nag wama shahidna illa bi ma alim na am na loo xamante ni man sama xam-xam yeggu fa xaybu la boo xamante ni man new ma woon foofu ci salon ba te it wax naa ko feneen su Ousmane Sonko waxul woon ci làmmiñam ne moom dem na ci salon boobu wallahi azim buñ ma ko waxee ci mbedd bi du ma ko gëm parce que yaakaaruma ko woon waaye nag comme dem na ba wax ne def na fa te fii ustaas yi fi toog gis nañ ustaas ba mu laajoon ngir mu jox ko atte bu yàgg ba mu atte kon lu ne mën na fa xew kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci dalal bi jërëjëf waa Aqsabi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa daara ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax ñaan suñu borom aar leen sàmm leen di jaajëfal bu baax a baax professeur docteur Ibrahima Malick Thion ci waxtaan wu am solo bu xam-xame wi leeral na ci lu bëree bëri waaye di sant bu baax itam mbokk mi nga xam ne mi ngi ko doon dalal mooy oustaz Abdoulaye Cissé su defee laaj bi nga xam ne moo amoon ngir laaj ko rek mooy bu fekkente ne tey dem nañ ba ne yoon atte na ba ne li ñuy koy toppe moom Sonko moo ko def ñu ne yoon atte na kenn ñaanalu ko léegi bu boobaa ban jeexit la war a def ci wàllu politique avenir politique am waaw bu yoon attee ba ne tëj nañ ko ban avenir lay maanaam ban jeexit lay def ci avenir politique am ndax dana ko yàqal ci mu nekkati candidat wala député wala yeneen yu demee noonu. salaamaaleykum oustaz Mafari Ndiaye ana waa Paris ba ñëpp a ngi ci jàmm naka njaboot geeg daara ji ngay ziar waaw bu ñu ko attee moom bu ñu ko tëjee kon crime lay doon pour crime lañ tax ñu tëj ko te loolu boobaa da ngay delluwaat ci code électoral bi ndax code électoral bi day dàq nit mën a taxaw di laaj baatu réew mi bu fekkee ne mës nañ koo tëj ngir crime. ginnaaw bi ñu rafetloo waxtaan wi xam naa samay laaj day jëm ci c'est-à-dire immunité parlementaire bi c'est pour un cas spécifique d'un délit donné wala par exemple député bi su defee benn problème ñu lever immunité parlementaire en même temps foofu su defaatoon leneen pour ñu poursuivre ko ci affaire boobu dañuy lever waat immunité beneen immunité wala buñ ko xasee ba dindi rek garaawatul en plus aussi immunité parlementaire bi su législature bi jeexee est-ce que député yëpp dañ koy ñàkk wala da leen di topp xam naa looloo dekkoon laaj bi. waaw alors l'immunité parlementaire est liée à la qualité de député donc à la fin de la législature les députés qui ne sont plus députés vont perdre leur immunité parlementaire parce que c'est à la qualité de député que c'est lié. Or, la qualité de député est une qualité temporaire, première chose. La deuxième chose, la levée de l'immunité parlementaire ne sera pas requise si Ousmane Sonko d'aventure, dans cette période-là, commettrait un autre délit ou un crime. On n'aurait pas besoin de recourir à une autre immunité, à une autre levée d'immunité parlementaire. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu waa Alxaqu Saabitun maa ngi leen di siyaar ak ndokkeel di leen ñaan aw yiw te di ko sàkku ci yéen di am mbégte bu baax a baax ci sama ñaari jëwriñ yi nga xamante ni ñoo doon seq jotaay bi docteur Abdoulaye Cissé ak docteur Ibrahima Malick Thion dégloogu ma nag lu bëree bëri dama yéex a tàmbali am ci lu ma nekkoon moo tax xam naa du ma mën a gut a sori waaye ñi ngi am mbégte bu baax a baax ak kontante ci suñu ñaari jàmbaar yi suñu ñaari borom xam-xam yi xam naa laaj bi may laaj mooy docteur suñu magistrat yi
juge procureur nangam maanaam tuuma yi tegu ci seen kaw dafa bari ñu bëree bëri itam buñ koy wax danañ indi ay firnde ci ni lii kat am na te du yoon léegi nag ñun ñi xamul yoon léeg-léeg ñu tudde dara ne du yoon wala atte bi normal te fekk normal na ci suñu attee réew nag laay wax ndax nag ay lay yowoon docteur maanaam suñu juge yi suñu magistrat yi maanaam ay lay yowoon dañ dul atte seen aqulahi taala wala boog atte bi fi ne moom méngoowut ak gis-gisu nit ñi peuple sénégalais bi ba tax ñu defee li ñuy atte du lu yoon wala boog am na ci ñees mën a wax ni ñoom lu mën di xew nag mënees na leen a xoole ni ñun ni dañuy atte dëgg am ci ñoo xamante ni mënees na leen a xoole ni ñenn ci ñun ñi nga xam ne di nga gis ñoo xam duñu yenn ci yooyu tey jàdd yoon wala rek dañ leen a war a boole jàpp ni ñoom ñëpp daal li ñuy atte dëgg président lañ fa nekkal moom la ñuy atteel comme ni ko population bi di faral di waxee ndax mënees naa wax loolu wala déet dañuy wax ni itam moomuñ seen bopp procureur yi diw lañ juge diw lañ ñoom la ñuy defal ndax noonu la demee. salaamaaleykum sëriñ Fallou Sylla man de sama ay xarit ak samay wóorle sama ay sëriñ sama ay ñoo xam dama leen a naw ñoo fi teew sëriñ Fallou ñu ci ñooñu la bokk nit ku baax ku bëri ay teggin ku yàlla yaral boppam borom xam-xam bu yiw boo xamante ni dama jëlale xam-xam géeg bëgg lu baax gi waaye teggin foo ko natt weesu na ko saa bu àddoo ci yiw lay àddu muy doon bind bu bees tàq ci yow daanaka buy wax ak yow da ngay am kersa muy ku ma fonk lool laaj bi defe naa tontu naa ci xanaa nag ñu kiiwaat ko rek li ma wax sànq laa waxaat ne diw def na sàngam ña bokk foofu yëpp a bon wala diw def na sàngam ña bokk foofu yëpp a baax kenn mënu koo waat Sëriñ Tuubaa li muy baax baax yëpp bu noo jaare ci moom baaxal murid yëpp jullit ba nga xamante ni dafa nekk Sénégal di naan sàngara ka njaaloo di def yooyu yëpp mënoo taxaw ca loolu ne jullit yëpp a bon juge yi noonu la rek dafa am ñu baax am ñu bon beneen bi it mooy li nga wax duñu Sénégal nee naa la dañuy attee ci mbedd da ngay gis koo xamante ni lii fanal ci boppam bi ñuy droit bu ko déggee ci keneen la ko déggee mësu koo jàng mu attee ci xel mu neexam wala ci far wala gis-gisu boppam déedéet atte du demee noonu du bu la arrangé rek baax na du bu la arrangé wul baaxul atte noonu la te atte nag ay nit a koy def du ay malaaka wàcc ñu di atte jaam yi ay nit ñooy atte nit ñi te bu fekkee ay nit ñooy atte nit ñi kon faw ci li nit nga xam ne jëfi nit la mu doon lu matadi jëf yàlla rek moo mat moo tax buñ la attee am nga àqi dem ci beneen attekat mu atte la te bu la attee lu wutee ak liñ la njëkkoon atte day far atte biñ la njëkkoon atte loolu yëpp ngir xam ne nit lu daayif la lu woyof la lu tuuti la xam. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah alxaqu saabit ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di gërëm nag gan gi nga xam ne moo leen dalal man am ma benn laaj bi may laaj damay gërëm rek sama xarit bu tedd bii di docteur Thioune dëgg-dëgg li ngeen koy laaj de lu mu xam la te it mi ngi koy joxe gi yéene nag ku xam docteur moom xam ne moom wax dëgg yàlla xam-xam moom yéwén na ci di ko baax ku xam li muy wax te mën koo joxe ngir yàlla docteur ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di rafetlu waxtaan wi yaag sëriñ bi nga ko seqaloon sëriñ Cissé. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki kër gi alxaq saabit ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara alhamdulilah di jaajëfal baax a baax sëñ Bakka Diop ci organisation bi ak sëñ bi doon def émission bi sëñ Abdoulaye Cissé ñu doon laaj ak docteur Ibrahima Thioune ci tontu yu am solo yu matale ci xam-xam bu leer bi di ñaan suñu borom barkeel ko. ñun de laaj bi nga xam ne amoon nañ ko comme Ousmane Sonko li nga xamante ni dindi nañ mbalaanum kirilaayam léegi bu fekkente ni àtte nañ ko ba ne liñ ko doon toppee defu ko léegi mbalaan moom maanaam lu ñuy muuraal lay doon wala am di
ak koo xam ne dañoo dindi sa mbalaanum kiir laay moom it maanaam sa intérêt député yi nga amoon yëpp ci wàllu jëm ci wàllu fayal gaa yi def yëpp day continuer di la topp am dañ koy taxawal loolu daal bëggoon naa ci ay leeral daal bu fekkente ci liñ lay def yaa ko def wala defoo ak lu mu ci mën di doon wala rawatina bu fekkente ni sax liñ lay toppee daaloo ci dara bëggoon naa ci ay leeral loolu daal ñu ngi ziar baax a baax di sant wax di gërëm mbooleem waa kër gi